chers internautes yu enquête 221 dalatal jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko ak direct news ñu ñëwaat ci visitu Macky Sall foofu ca Kër Massar lu tolloog 30 milliards yoo xamante ne di direct news yi dellusiwaat na ci président Macky Sall di xamle ne lu tolloog 30 milliards kase moo mën a génnee jamono ji njaboot gi nga xamante ne ñoo ngi ci mbënd mi te buñ koy à peu près ñu ngi toll ci fukki junni ak juróom ci ay famille yéenekaay bi dellusiwaat ci xuloo xëccoo nga xamante ne nii moo séqoon maire bu Kër Massar ak population bu Kër Massar yéenekaay bi ne Macky Sall day fi mu toll nii dalal na xelu waa Kër Massar ci jamono boobu Bougane Gueye Dany moom jàkkaarloo ak Aliou Sall joxoñ ko baaraam ay xamal waa Sénégal ne xaar leen ma rek may leen ma tuuti rek di ngeen xam dëgg-dëgg kan mooy Aliou Sall kaddu yi ni mel mu ngi ko yëkkati gannaaw ba nga xamante ne nii wóolu woon nañ ko démb mu jàkkaarloog juge bi ci coowam moom ak Aliou Sall mi Vox Populi ñëw ci kaddu Macky Sall yi mu amal démb ci diwaanu Kër Massar Macky Sall benn yéene la am moo di Kër Massar doon département Kër Massar nekk na département am déet li am solo ba am solo daal moo di lu tolloog juróom benn fukk ci ay hectares mbënd mi yóbbu na ko lu tolloog ñaari junney famille jamono ji xamatuñ fu ñuy taxaw ci diwaanu Kër Massar ci jamono boobu Papa Massata Diack yëkkati kàddu mi njëkk gannaaw bañ ko condamné lu tolloog juróomi atu kase doomi Lamine Diack bi ne fi mu toll nii nag combat judiciaire baa ngi soog a commencé Le Quotidien yéenekaay dellusi ci plan pompage bi nga xamante ne nii Macky Sall yëkkati na ko annoncé ko foofu ci diwaanu Kër Massar fi mu toll nii fast track rek ngir solution mën a am ci réew mi Tribune yéenekaay dellusiwaat ci lu tolloog juróom-ñaar fukki doomi aadama yoo xamante ne ni dañ doon def immigration clandestine jàpp nañu leen ci diwaanu Fatick bokk na ci juróom-ñaari jigéen yoo xamante ne nii ñoom ñëpp nag ñoo ngi leen jàppee ci diwaanu Fatick yéenekaay bi ne démb de la Ahmed Aïdara ak Bougane Gueye Dany doon jàkkaarloog juge bi ci seen coow li ñu séq ak Aliou Sall yéenekaay bi di laajte OFNAC moom ana ñi nga xamante ne nii épingle na leen woon jëm ci wàllu corruption bi kenn gisatu leen kenn déggatu leen ba rapport bi génnee lañ leen fàtte source a leen soit ci coow justice bi Téliko tey la war a dem wuy ji ci convocation bi tax na mu bind ñi nga xamante ni ñoo di ay collègue am Téliko ci biir lettre bi leeral na ci lépp lan moo tax ñu convoqué ko tool yi fi mu commencé ba fi mu yem lépp mu ngi ci badaaxal boobu nga xamante ni nii bind na ko ay ñoñam mu ngi ci biir source a Rewmi Quotidien dalal Serigne Ngagne mi nga xamante ni nii coowam ak Pathé Sène ba léegi jeexagul Serigne Ngagne di xamle ni Sénégal léegi ku bëgg a siiw rek ñëw ci théâtre bi théâtre nag bu njëkkoon nekkul pour siiw waaye dafa am mission boppam Walf Quotidien dellusi ci kàddu Macky Sall yi nga xamante ni nii ñëpp ngi koy coow Macky Sall ne man président de la République il faut que Sénégalais yi xam ne président de la République mënut a arrêté taw bi enquête yéenekaay dellusi ci magistrat yi yéenekaay bi ne magistrat yi de fi mu toll nii benn sàppe la ñu taxaw ngir jàppale juge Téliko gannaaw ba ñu ko convoqué fi mu toll nii ñoom ñëpp taxaw temm ngir bu ñu dugal juge Téliko bii ci guuta Les Échos yéenekaay dellusiwaat ci réunion bi nga xamante ne nii Macky Sall def na ko ak waa secrétaire exécutif national bu APR réunion bi 6 heures du matin la ko Macky Sall amal lépp nag waxtaan na ci wàllu inondation bi Covid bi plan Orsec bi ak mbiru dialogue politique bi lépp Macky Sall wax na ko fa ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir secrétaire exécutif national bu APR critique yéenekaay dellusiwaat ci position bi nga xamante ne ni président assemblée nationale jël na ko waaw Moustapha Niass jamono ji jël na position ngir auditer képp ko xamante ne ni ministre nga woon wala DG dañu lay tudd ci mbiru inondation yi yéenekaay bi ne président assemblée nationale dina la woo dina la convoqué ngir nga mën a leeral ci coow mi nga xamante ne ni lëndëm na ci xelu sénégalais yi lépp dina leer ak président Moustapha Niass Le Témoin yéenekaay ne Macky Sall nanguwul tooy de déedéet démb bi mu demee Kër Massar amul benn yoon boo xamante ne nii jël na tànkam bii dugg ci biir ndox mi defu ko xanaa di dalal seen xel ci ay kàddu rek nag fa la yem waaye nag ñun sénégalais yi ba léegi fàtte guñu suñu 400 millions yi nga xamante ne nii moo jëmal ci fonds force Covid 19 yi ministre Malick Sall teg na lépp ci kaw table bi yéenekaay bi teg ci table bi benn débat politique boo xamante ne nii dañ ci jéem a càmbar position wu Ousmane Sonko Lansana Gagny Sakho lan moo tax ñoom ñaar ñii seen rencontre bii ñu pousse ko lépp yéenekaay bi dellusiwaat na ci Libération yéenekaay ñëw ci AGS bi nga xamante ne nii dañ koy tudd ci wàllu scandale ñeel autoroute bi nga xamante ne nii moom ci diwaanu Ndakaaru te taxaw bañ a dem yéenekaay bi ne Alioune Ndoye moom ci boppam convoqué nañ ko jamono ji par urgence ci benn réunion boo xam ne def nañ ko ngir mën a leeral AGS lan moo tax mu arrêté travaux yi jëm ci TER bi travaux yi jëm ci autoroute bu Dakar bi toolu coow li nag li ko indi lenn kese la moo di DG AGS dafa am fit jël benn espace boo xamante ne nii parking privé la woon joxe ko te amul benn yoon digalu conseil d'administration bi lii moo indi coow li moo taxit la Libération ñëw na ci cëna mu gën a yaatoo Rewmi Quotidien dellusiwaat ci 30 milliards yi nga xam ni président de la République tudd na ko ca Kër Massar lépp nag ngir dugal ko ci ñi nga xamante ni ñu ngi dund mbënn mii ministre yeeg DG yeeg hauts fonctionnaires yi ñëpp la ñuy auditionné lii la yéenekaay bi wax Kër Massar moom fi mu toll nii mujjee naa doon département ndax mooy yéene président de la République bi mu toogee ba léegi yéenekaay bi dellusi ci lan moo tax population bu yuuxoo seen maire bii ba mujj gi daf ne poqet daw ngir moytu leneen di fa am lépp yéenekaay bi dellusiwaat na ci show bi nga xamante ni amoon na démb ci Kër Massar Sud du Quotidien moom mais loolu du priorité yi de ay taxawaalu ci mbedd mi gouvernement élargi ay waajal ay élection loolu du priorité ñi xamal li ni mel ñoo di waat société civile bi lenn la ñu gis ne mooy priorité moo di
askan bi li ñuy dund nii ñu teg ci solution ca na mu gën a gaawee. yéenekaay bi dellusiwaat ci coow li nga xamante ni moo am ci série téléfilm yi jamono ji fii ci Sénégal teg ci table bi ay série téléfilm yoo xamante ni seeni saison lépp a xajam ay problème donga ci nekk. ñu jeexalee ko ak L'As Quotidien mi dellusiwaat ba tey tam ci Macky Sall ak déplacement am foofu ca biir Kër Massar dalal seen xel dalal xelu askan bi teg fa enveloppe bu 30 milliards ngir seen solution gën a mën a gaaw lii la Macky Sall def démb ci diwaanu Kër Massar di visite bu am doole boo xam ne waa Kër Massar ñëpp ne nañu gongo. yéenekaay bi dellusi ci mariage yeeg ngénte yeeg takk yi nga xamante ni jamono ji res bëri na léegi loolu ci Sénégal sénégalais yi commencé waat nañu yéegal niveau bi jamono jee ko laajam déet l'essentiel moo di fàtte nañu Covid-19 jëmaat ci xew yi ñëpp ngi xew léegi. yéenekaay bi ne mariage yi fii ci Sénégal dafa mel ne pression sociale moo tegu ci kaw célibataires yi lii tax ba jamono ji yombal nañ lépp xale bu jigéen boo ne dama laa bëgg a ta balaa ngay egg ci kë mu accepté la ko ba pare présenté la ay wajuram lii mooy li xew léegi Sénégal lambugee bari.